asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na ba teg ay simili xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci àtteb cantakun ca diwaanu Mbour tey jile nag ñi nga xam ne ñooy layal aji tuuma yi ñoom ñoo jël kaddu kii di avocat bu Cheikh Faye la mu bëgg mooy ñu bàyyi client mu dem ñibbi ndax jàpp nañ ni dañ koo bëgg a sànq képp ëllëg benn fan ci weeru mai di bés bi ñu jagleel liggéeykat yi ci àdduna wërngal këpp ba tax na ñu def ab taxaw seetlu tey ci syndicalisme jafe-jafe yi mu am ak coppite yi ci at yile yëpp ba tax na yenn ci ay liggéeykat gisuñu ca seen bopp wala sax ñenn ñi dañuy bëgg bañ a dugg ci ay syndicat ñu ne ku wax syndicat wax ñàkk déggoo réeroo ci diggante liggéeykat yi ak ñi leen jiite yenn saay ak gouvernement bi ban taxawaay la ci Haut Conseil pour le dialogue social am ak li muy dox ci tànk jàmm jafe-jafe yi am ci réew mi dinañ ci waxtaan ak sunu gan moom moo ko jiite di Innocence Ntap Ndiaye ci kanam tuuti lay doon ci xibaar yi ba léegi ña yeewoo ca diwaan bañ naan montagne nord ca Louga mer ba futtu la ñu def lu ëpp ñaar fukki at ci benn diwaan bu ñu nekk di xaar ñu jox leen seen i pàkk jamono ji ñu ne dañoo nekk di ko dagg di ko jox ñeneen duñ ko seetaan nag nee na ñu dinañu xeex wàllum tàggat yaram ak Ligue des champions fële ca Europe dina dooraat tey jile Tottenham di dalal Ajax bu Amsterdam tey jile ci match aller bi lay doon loolee tënk la mbokk yi nes tuuti ñu yaatal ko. ca Mbour àtte bu Cheikh Béthio Thioune ak ay taalibeem mu ngay wéy ba léegi ca tribunal ba ñi nga xam ne ñoom ñooy layal nag ñooñee di aji tuuma yi ñoom ñoo jël kàddu gi tey jëlee ci suba bokk na ci avocat bu Cheikh Faye nekk mbëgg néeg bu Cheikh Béthio Thioune moom li mu bëgg mooy kiliyaanam ñu bàyyi ko mu dem ndax dafa jàpp rek ne dañ koo bëgg a sànk Abdourahmane Diallo Abdourahmane Diallo moom moo ñu teewal ca tribunal bu Mbour du ñàkk kon léegi ñu ànd ak moom mu leeral ñu li nga xam moom moo tukkee tey jëlee ci suba ci tribunal bu foofee rawatina ci plaidoirie avocat de la défense jàpp leen ne rek ni avocat bu Cheikh Faye moom kon nekk avocat mbëkk nekk bu Cheikh Béthio Thioune boobule li mu bëgg mooy ñu bàyyi kiliyaanam mu dem ñibbi ndax dafa jàpp ni dañ koo bëgg a sànq léegi Abdourahmane Diallo waaw Abdourahmane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Naata. waaw leneen lan lañ mën a jàpp tey ci àtte bi foofule. li ñu mën a jàpp ci àtte bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy avocat de la défense tey jii nii ñoom la ñu daal di jox lii di kaddu gi li nga xam ne nag gën na ci fës mooy ki nga xam ne moom mooy avocat wu Cheikh Faye di jëwriñu Cheikh Béthio Thioune ginnaaw bi mu jëlee kaddu maître Mame Thiaba Ba daal di xamle ni ki nga xam ne moom mooy Cheikh Faye li tax tey jii nii mbir yi toll nii ci moom dafa fekk rek taxawaay bi mi nga xam ne am na ko ci cheikh bi dafa am li nga xam ni ñu bëri loolu da leen di déranger mu jàpp ni dossier cantaku nii doon na dossier bi nga xam ni dara amu ci lu war a mun a tax ñu jàpp ni cheikh ak ñi mu àndal def nañu dara avocat bi daal di yokk ni tamit seede yi nga xam ni Matar Sow indi na ko pour wax ni Cheikh Faye amaloon na ab réunion guddi googu loolu amul ci faat bi nga xam ni faat nañ ko Bara Sow ak Ababacar Diagne ki nga xam ni moom mooy avocat bi yokkaat ni Cheikh Faye ginnaaw bi nga xam ne dafa doon wax ak cantaku ni li mu leen wax mooy cheikh bi dafa ne fexe leen ba Ababacar Diagne ak Bara Sow bu ñu fi dugg waxul kenn na faat kenn donc mu doon ay mbir yi nga xam ni avocat bi jàpp na ni ki nga xam ne moom mooy Cheikh Faye amuñu ay preuve yu taxaw yu war a mun a tax ñu tëj ko li ni mel sax a tax mu jàpp ni dañ ko war a bàyyi avocat ki nga xam ne tamit moom mooy Moussa Dieye ki yoroon charrette bi nga xam ne dañu njort ni moom moo yóbboon néew yi pour ñu suul ko ak Mouhamed Sène Ali Diouf Mame Balla ak ñoom ñi ni mel ñoom it seen avocat dafa jàpp ni amuñu ay preuve yu war a mën a tax ñu leen di jàpp donc nañ leen bàyyi ki nga xam ne nag moom mooy maître Ousmane Seye ak maître Moustapha Dieng tey jii nii ñoom duñu taxaw ci kanamu baar bi ñoom ñoo nekk ay avocat wu Cheikh Béthio Thioune li waral li ni mel ndax Cheikh Béthio Thioune moom fi mu ne nii ci bitim réew la ne donc par contumace lañ ko nekk di àttee Ajaratu Naata Mbaye. sant la gërëm la Abdourahmane Diallo nekkoon en direct ca tribunal bu Mbour di fàttali rek ni procureur bi démb sàkku na kon ñu teg ci kaw Cheikh Béthio Thioune liggéey yu mu sañta bañ ci giirub dundam ak fukk ak juróom-ñaar ci taalibeem ñi bokk di àtte foofule ñu wax leen
leneen ci xibaar yi kaaraange ci bâtiment yi sabab li mooy semaine bële weesu am na ñaari ouvrier yu ñàkk seen bakken moo xam dañ doon tabax wala boog dañ doon daaneel ay immeuble loolee nag li ko waral mooy ñàkk jumtukaay yi loolee la ay maçon wax ba ñu doxantoo ci ay chantier ñi seen xam-xam màcc ci wàllu woowee ne chef de chantier yi dañoo war a respecter li loi bi tëral ci wàllu woowule état bi tamit di leen may gët saa su nekk reportage Habib Faye ak Mar Dieng. kaaraangeeg bâtiment yi des nañ cay wax bëri na lool yoo xamante nit la tax mu daanu fii ci diwaanu Dakar bëreetut ba tax na itam ay bakkan ña nga cay rot ci fan yi ñu génn lu ko war bëri na. gars yi duñu nangu jël ay matériels yi doy quoi ay safotage xam nga sooy tabax ne war nga am safo ni quoi nga def safo bi nit yi am si quoi. un ouvrier bu yéeg si kaw di yéeg di war liggéey à une certaine hauteur code du travail sax dana 1m80 da nga war a takk ceinture de sécurité. ceinture de sécurité bi nag boo ko takkee kese dayul mais da ngay il faut nga créer foo nga xam ne fa nga koy takk. mun nga dem si benn chantier yow war a dawal engin jàngoo ko munoo ko nga ne lii yomb na nga bëgg ko def nga indil sa bopp problème. léeg-léeg sax càggante wala ñàkk a xam tax ñoom ñu moom kër yi duñu xam nu ñuy def waaye chantier bu nekk dafa war a am kuy saytu kaaraange gi naam itam woote nañ ab loi ngi aar liggéeykat bi. ceinture de sécurité masque lunette. kaaraange ouvrier bi rek moo ma tax a jóg li ma soxal yépp mooy ouvrier bi protégé wu liggéey xëy wàcce sans aucun problème dañu jël suñu mesure di surveiller ouvrier yi seen lieu de travail dañ fay dem di def le tour du chantier on fait le tour nun duñu toog benn place te bon surtout les garde-corps nun dañ ko fonk plancher boo gis de am garde-corps boo tëbee rek de garde-corps ngay teg boo tegee garde-corps c'est pour protéger le personnel. li xaw yenn saa yi mooy da ngay gis koo xam ne day bëgg tabax këram mu jël benn maçon bu nekk ci koñ bi wala benn groupe de maçon ñooñu ñëw tabaxal ko këram alors que ñooñu noonu amuñu expérience wala expertise boo xam ne ni dafay doy pour tabax kër gi. beneen aspect bi mooy booy tabax dafa war a am ay intervenant dafa am ñoo xam ne nii dañ ci war a participer mu nekk architecte bi mu nekk maître d'œuvre bi mu nekk bureau d'étude bi ki nga xam ne mooy defar plan yi mu nekk bureau de contrôle bi moom mooy contrôler plan yi mu nekk entreprise boo xam ne nii dañ ko war a xam ci sa compétence pour réaliser loolu donc ñooñu dañu war a intervenir. gouvernement Sénégal am na ay loi ak ay textes yoo xam ne buñ ngi leen toppee dinañ aar nit ñi ak ni ñuy liggéeyee parce que liggéey bu nekk dafa am yoon bu muy jaar mais boo demee ci chantier respecté wuñu toppuñu li loi bi wax ci liggéey bi ni muy demee. amul ñoo xam ne xarañ nañ ba nga xam ne dinañ xool ñuy liggéey nan lañ war a defee dañuy am problème mun nga dem ci chantier boo xam ne bu ñu amul plan de sécurité ak plan d'hygiène ouvrier nu leen neex la ñuy def. ñoom ña cay yëngu di woo gouvernement bi ak chef de chantier yi ñu jël seen bépp matuwaay. gouvernement bi jóg comme ni ñu jógee nii wax ci encombrement bi li ñuy wax ni dëkk bi mel loolu yëpp ci affaire organisation la organisation nag dëkk bu nekk daf ko war a am pour que affaire yi dem yoon parce que bu ñu ko amul yàqu-yàqu yi dina bëri. non seulement il faut sensibiliser les maîtres de l'ouvrage il faut aussi mu am benn prise de conscience parce que généralement su fekkee les marchés publics de l'administration généralement yu ci bëri dañuy lancer appel d'offres nga xam ne lu ci bëri dina am ñëpp mais li gën a bëri mooy ñi nga xam ne c'est les marchés privés. mooy ñi nga xam ne dañoo am seen xaalis di tabaxal seen bopp ñooñu forcément duñu lancer appel d'offre donc mën nañ ko jox benn maçon boo xam ne ni da leen tabaxal ainsi de suite. ñi nga xam ne ñoo yor chantier yi nañu jël seen i mesures di teg des préventeurs dans les chantiers chantier day am préventeur chantier sans préventeur c'est des risques ouvrier bu ñëw sax ouvrier yi normalement dañu war a xool ñi nga xamante ne ñi chantier yi nga xam ne amul préventeur ñu ne ñuy duñ fi liggéey. tànn sa kaaraange doon na itam tànn sa wér-gu-yaram loolee la ñuy woyee ci biir chantier yi waaye léeg-léeg itam nga gis ouvrier yoo xamante nit dañuy fàtte bile mbir. ñoom ouvrier yi ak képp kuy xëy di daan sa doole suba mooy bés bi ñu leen jagleel muy 1er mai fête du travail moo waral ba ñuy wax tey jile ci wàllum syndicalisme jafe-jafe yi mu am ak coppite yi ci at yile yëpp loolee tax ba bari na ay liggéeykat gisuñu ci seen bopp ba tax na duñu militer ci benn syndicat Maimouna Ndiaye defal nañu ci gëstu ànd ceeg Thierno Laurent Mendy.
bu njëkkoon ba ñu tollee ci lu ñu duppee révolution industrielle ni ñu doon defee syndicalisme dafa dëppoon ak jamono maanaam liggéeykat yi lépp luñ doon laaj dañ koy toog waxtaane ko xaajaloo du am seen biir loolu moo leen daan may gis-gis bi dafay méngoo ba li ñuy laaj it ñu mën cee jot ci dal. ba syndicat di juddu la taxoon mu juddu ak taxawaay ba mu amoon ak bi muy évoluer ak révolution industrielle ba nga xam ne ñeneen ay intellectuels yu mag ñëw nañ jàpp ci mbir mi ba syndicat nekk idéologie nekk système de défense pour intérêt askan wi système de défense pour progrès social tey jii dañu nekk ci 3e phase bu coïncider ak mondialisation. jamono di dox ñu dem ba tey ñuy wax révolution 4.0 ànd ak xarala yi wante li ñuy seetlu mooy lawoon wone na. capitaine d'industrie ak évolution technologique bi dafay renforcer capital. di affaiblir travail ba pare suñ mission bi nga xam ne moom lañ doon défendre muy bien-être social équité ak justice mission boobu séddoo nañ ko ak ñeneen ñi ñu ko séddool ŋàññu ma leen aw ma dara lu ma leen di reprocher waaye àdduna moo tëddee noonu séddoo nañ ko ak ñu nga xam ne amuñu culture revendication amuñu culture négociation waaye dugg nañ ci mbir mi parce que àdduna moo dox bañ dugg ci mbir mi boo seetee association consommateurs yi ñu ngi góorgóorlu pour défendre consommateurs yi loolu ci suñ mission la bokkoon yenn ONG yi droit de l'hommiste yi ak altermondialiste yi. xaajaloo ci ay biir syndicaliste yoo xam ni ñoo bokk gis-gis ana lan moo leen yëkkati lu ci bari liggéeykat bi day dem sax ba day ragal a dugg ci benn organisation syndicale. contrat yi. nu ñu koy bindee daanaka naka su dul noonu jafe-jafe liggéeykat yi ci entreprise bi pour accès sax problème la donc loolu syndicalisation dina xaw a am jafe-jafe li si des moo di lan syndicat ci rôlam dafa war a dem ci liggéeykat yi mais liggéeykat yi su amul am nañu jafe-jafe. ci wàllum payoor bi it foofu ay jafe-jafe kese la. dañu ne li góor gi mun jigéen gi mun ko. nañu seet ki ko ci gën a mun ñu jox ko ñun loolu rek lañ su ko defee itam li mu ci am na salaire ba nekk la ñu waroon fay góor gi. il faut ñu appliquer texte yi nous avons de bons textes mais très mal appliqués. bu ñu toogee xoolaat yoon li mu santaane nga xam ni dëxëñ nañ ko ba pare ci ay këyit xoolaat it diggante liggéeykat bi ak ki nga xam ni moom lay liggéeyal seen rapport ana lan lañ ciy jubbanti bu boobaa liggéeykat yi. wala sax syndicaliste yi ñu taseel mën nañoo am yaakaar ni lu bari dina soppeeku ci seenum liggéey. Maimouna Ndiaye laata ñuy dalal suñu gan rek di waxtaanee ci wàllum 1er mai boobu ak liggéeykat yi ñu wax ci wooteeb njiitu réew mi muy dajale waa Sénégal yëpp ñu waxtaanee réew mi ak la koy doxal di parti de l'indépendance et du travail di PIT ne moom nag ànd na ci noppi nañu ngir kon def lu ni mel ginnaaw benn réunion bu bureau politique bañ doon amal ca diwaanu Rufisque ñu déglu ci secrétaire général ba di Samba Sy moom nekk it ministre du travail ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. nam ñun ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci Benno Bokk Yaakaar mooy li nga xam ne ñor nañu ñun ñëpp ndax ci réew mi lañu bokk ñu waxtaanee ko lu mel ni élection yi nga xam ne moom ñoo gën a jege muy élection locale yi duñ leen ne tey ñun lii de mooy suñu gisin moom la ñuy def mais dañ jàpp ne war nañ ci mën a waxtaan dañu lëlu ñun suñu bopp dinañu gën a lëlu ñun waa Benno Bokk Yaakaar mais dañu bëgg waxtaan ak ñenn ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi te bokkuñu ak ñun maanaam kër mbala lang bu ko defee ñun ñëpp ñoo jàppandoo li nga xam ne moom la ñu bokk loolu de mooy suñu yéene ba mu des nag yéene bu sotti moom suñu boroma bu ñu wootee waxtaan wi suñu yéene mooy ñëpp ñëw ndax mbiru réew mi la ñuy waxtaane waxuñu kenn nga toxu fi nga nekk nga bàyyi li nga gëm mais dañu nee nañ ñëw ñu weccoo suñuy xalaat. juñu nañ ko sànq suñu gan Innocence Ntap Ndiaye lay wuyoo moom moo jiite Haut Conseil pour le dialogue social ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna. di la dalal jàmm ñu jàpp rek ni seen mission bu njëkk mooy waxtaanee doxub tànku jàmm ci li xew jamono jile te ku wax tamit 1er mai suba la ku wax liggéeykat wax réeroo ci diggante ñoom ak seen patronat wala gouvernement bi yenn saay lan mooy taxawaayu Haut Conseil bi ci weer yi la ñu weesu rawatina ak jafe-jafe yi ñu fi nemmeeku woon. waaw maa ngi leen di nuyuwaat di nuyu Sénégal yëpp daa nekk ak surtout liggéeykat yi ndax ñoom ñoo am seen bés muy 1er mai
au conseil du dialogue social nag bi ko président de la république son excellence Macky Sall bi mu ko tegee moom yaakaaram mooy parce que ak liggéeykat yi ak kii dañ ko déggoo woon donc loo xam ne la ñetti pàcc yëpp ñoo xam ne ñooy siéger au conseil ñoo déggoo woon def kuréel boo xam ne dina nekk daal diggante liggéeykat yi ak njaatige yi ak gouvernement bi pour di waxtaan jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci li ñuy wax monde du travail donc loolu tamit boobu mission ñu ngi koy dox mais xam nga liggéey moom boo xoolee secteurs yi am na yoo xam ne ñoo gën a jax ci yeneen yi donc bi ñu seetee loolu tamit ñu gis ne lu secteur bu mel na njàngale bi dafa xaw a bëri ay crise mu am aussi santé aussi tamit mu nekk secteur boo xam ne bëri na ay crise ak yeneen kuréel yoo xam ne ñun dañ ko teel a ceytu daal di identifier secteur yooyu liggéey si ànd si ak premier ministre Boun Abdallah Dionne surtout crise éducation bi nga xam ne daanaka dañe yëpp moo ko jiite woon donc sant yàlla dem nañoon ba am ay accord waaye léegi foog ñu gëstuwaat accords yi comme diggante bi dafa amoon ay élection ñoom fi mu nekk nii ci tànk boobu la ñu taxawee naanaam ñu xool niveau d'exécution fu ñu ci toll ci li ñu xaatimoon fan la ci gouvernement bi toll. ci loolu noonu dinañ ko gën a yaatal ci kanam tuuti rek waaye au conseil li ñu bëgg a laaj mooy ndax bu jafe-jafe amee dafay autosaisir maanaam moom mooy jóg dem doxi tànk jàmm wala ñi nga xam ne ñoom ñoo seq xaj na réeroo boobu ñoom ñooy ñëw ci yéen. ñun normalement dëgg li ñu nar a def li ñu naan à terme xaw ma naka lañ koy waxee ci olof c'est-à-dire fi mu nekk nii dañoo nar a teg ay mécanismes yoo xam ne duñu xaar sax réeroo am dañuy def ci teel balaa sax réeroo am ñu teg ko ci secteur bu nekk démb rek am na def nañ lu mel noonu ak LONASE def nañ ko démb am na entreprise yoo xam ne def nañ ko ci caisse nationale crédit agricole def nañ ko ci def nañ également ci secteur public éducation am na ko mais prévention la ñu nar a liggéey mais bu dul prévention parce que nit ñi aussi il faut que ñu dem ba approprier wu dialogue social xam lan mooy dialogue social ndax li am ba am mooy dañ koy xaw a jaawaatle léegi dañuy foog ne dialogue interreligieux diggante ñaari ay religion wala ñu foog ne ay dialogue politique la ak yooyu te foofu dialogue social dafa am périmètre boo xam ne liggéeykat yi rek la soxal ak gouvernement bi ak ñi nga xam ne ñooy njaatige yi loolu mooy dialogue social léegi ñun li ñu bëgg mooy di anticiper mais pour loolu il faut ñu former ñi nga xam ne ñu tàggat leen ci dialogue social ci liggéey boobu nag la ñu nekk ci liggéey boobu la ñu nekk te wax dëgg yàlla travailleurs liggéeykat yi ànd nañ ci ak ñun donc ñun fi mu nekk ni bu ñu duggee tamit ci dossier boo xam ne dañu autosaisir du ma ko tudd am na entreprise boo xam ne barki démb xam nañ ne dañu am ay jafe-jafe nun lañ leen di woo dañuy woo ki nga xam ne mooy directeur général bi wala ñu woo directeur koo xam ne moo yor liggéeykat yi ñu woo ko ne ko ñun kat am nañ information ni foofu dafa am ay jafe-jafe nañu bëggoon tase ak yow bu ko defee mu ñëw bu ñëwee ànd ak liggéeykat yi ñu def ko benn toogaay rek waxtaan ak ñoom léeg-léegi yàlla daf ñuy defal sutura ba du am benn dara du ci topp te fii am na entreprise bu mag boo xam ne mi ngi ci secteur des mines boo xam ne daloon na ko mais nañ ko saafaraal balaa sax liggéeykat yi di yëngatu di dem grève. yaa ngi koy wax sànq madame Ndiaye ci seen kuréel boobule ñetti pàcc yëpp ku ca nekk am nga ci wàll muy gouvernement bi njaatige yi ak liggéeykat yi. waaw ku ci nekk fukki représentant nga am yëpp di fanweer. waaw mi ngi noonu ndax dafay am yenn saay am benn jafe-jafe xaj na boo xam ne ngir ngeen saafara ko du ngeen bokk taxawaay maanaam du ngeen bokk taxawaay bi ngeen di am ngir mën a saafara jafe-jafe boobu wala ngeen mën cee def seen liggéey ndax dafay faral di am ci ñetti pàcc ndax ku ci nekk day bëgg a gérer intérêt bu dee mën nañ ko waxee noonu sax wala défendre ñi nekk ci ginnaaw waaw loolu moom dina am sax ay yoon waaye ñun dañuy tëddee njaaxaanaay dañuy seet loo xam ne bu dee wàllu gouvernement bi du maanaam du arrêté marché service public bi parce que gouvernement dafa am rôle ci lu mel ni par exemple wërgu yaram ak yooyu du ñu nangu par exemple bu dee secteur de la santé service public bi mu arrêté ba xam nga bu ko defee askan wi mooy am problème moo ciy loru donc loolu luñ ko ci teel dañ koy wax travailleurs yi ñu toog ak ñoom bu ñu toog ak ñoom ne leen solution boo leen bëgg rek mais lii bu mu am ba pare aussi
incidence financière maanaam revendication bi buñ ko fajee li nga xam ne ci alalu réew mi noonu lañ koy fajee loolu tamit dañ koy seet parce que boo naree faj benn revendication te mu indi benn gap benn bi ci alalu réew mi loolu tamit duñ ko nangu leneen loo xam ne duñ ko nangu mooy bu ñu demee ba xam ne lii buñ ko xaatimee beneen corps maanaam ci toujours ci administration bi dafay loru loolu tamit dañ koy saytu loolu moo tax fi mu nekk ni dégg ngeen coow li ci affaire payoor yi liggéeykat yi ci fonction publique ñi nga xam ne ñooy liggéeyal réew mi te loolu gouvernement bi daf si jël ay matukaay pour ubbi ci ay waxtaan yu yaatu yoo xam ne ñëpp dinañ si gis seen bopp bu loolu sottee ñëpp dinañ si gis seen bopp. tànku jàmm yooyu ngeen di dox yenn saa yi lan lañ ci mën a jàpp ndax li ngeen di lajj moom moo ëpp wala li ngeen di dem ba am saafara ci loolu noonu moom moo ëpp xañ na parce que yenn saa yi tamit xañ na di ngeen door waxtaan wi waaye kenn du nangoo fekk si moroomam. ci lenn xam nga nag naan kenn du saabu du fóot boppam waaye ñun ci fan yii passé dañoo xayma li nga xam ne depuis 3 ans li nga xam ne def nañ ko. waaye bi ñu seetee ci médiation yi rek maanaam li nga xam ne ay jafe-jafe ci liggéeykat yi ak njaatige yi ak gouvernement bi buñ ko xoolee xayma ko wax dëgg document bi sax mot na fukki page ci loo xam ne nañ ko saafara parce que ñun suñu liggéey du taxaw ci rajo yi wala yooyu naan def nañ lii mais bu ñu defee ba pare dañuy jébbal ki nga xam ne moo ñu yebal mooy suñu tutelle muy Samba Sy mi ngeen wane fii léegi mu nekk ministre du travail mu koy sant aussi parce que daf ñu jàppale ci liggéey bi te déggoo bi daal am na. ndax document boobu ngeen di def dafay nekk sous forme de base xaj na pour mën a waxtaanaat ak syndicats yi wala gouvernement bi ci lay sukkandiku pour xaj na li ñu doon laaj mën koo saafara. voilà justement parce que xam nga ñun décret bi nga xam ne moo ñuy organiser ñun dañu nar a jébbal benn rapport boo xam ne dañ koy jox président buñ ko joxee bu ko defee moom day xool recommandation yi nga xam ne au conseil def na ko ba pare tasaare ko ci biir gouvernement bi ku ci nekk di nga gis secteur bu nekk lu ñu liggéey ak sa secteur même bu amee changement sax kii ñëw dina xool lii lañ fi def par exemple àjjuma rek ministre de l'enseignement supérieur koo xam ne moo yore njàngale bu kawe bi moom daf ñu recevoir délégation bu yaatu bu au conseil bi mu ñu recevoir ak situation bi nga xam ne moo am Ndar moom xam na li ñu fi jot a liggéey ak ki nga xam ne moom la wutu donc loolu day def rek continuité mu am ci kii bi ci liggéey bi. justement Innocence Ntap ngir wax ci jafe-jafe yooyu am ci université Gaston Berger jógoon ngeen fa lan ngeen fa jëlee fan ngeen toll jamono ji ci liggéey bi. waaw dañ fay delluwaat nag parce que léeg-léegi nga toll dossier boo xam ne benn waxtaan sax du mat parce que fi mu nekk dem nañu gis nañ ñëpp ñoo xam ne ñoo am rôle ci université bi bu dee recteur bi moom lañ njëkk a gis secrétaire général bi mu toog ak recteur bi ñu gis directeur ñi nga xam ne ñoo yore pàcc bu nekk ba pare gis gouverneur pare gis aussi parents ñi nga xam ne ñoo fay liggéey ñu gis leen liggéeykat yi loolu yëpp ñu taseeg ñoom léegi étudiants yi aussi ñu gis leen léegi li ci des mooy ñu delluwaat fexe ba ñoom ñëpp ñu toogandoo parce que tamit booy àttee foog ñëpp ñu toogandoo waxtaan bi day gën a kii parce que fi mu nekk xam nañ ku nekk li nga bëgg ku nekk ni nga gisee situation bi ñun xam nañ ko loolu yëpp nañ ko jël def ko benn document tamit jox ko ministre bi ci àjjuma lañ ko jox ko aussi autorité yi président ak premier ministre donc fi mu nekk ni loolu moo fi ne bu ñu delluwaatee te nee nañ dinañ dellu première semaine mois de mai après 1er mai rek bu ñu ko defee dañuy delluwaat Gaston Berger toogaat nag bataay boo xam ne ñëpp dinañ siy bokk bu ko defee nag ñu waxtaanaat génn fa ak ay décision yu am solo. ndax jotul tamit lu ci mel ni ay université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru wala feneen ak feneen ndax xam nañ yenn saay daf fay yeewu fitna yu ni mel étudiants yi di yeewu est-ce que du ngeen jóg dem laata loolu di am. non ñun sax li ñu doon liggéey du woon pour Gaston Berger rek. kese pour université dafa fekk situation boobu daal di ñëw mais li ñu doon liggéey ak ministre Mary Teuw Niane te mu jóge fii dañu doon liggéey pour mu am comité dialogue social. enseignement supérieur ñun noonu la ñuy liggéeyee par secteur la ñuy liggéeyee donc loolu dafa nekk benn recommandation boo xam ne bi ñuy def concertation sur l'enseignement supérieur ci la ko président institué demandé woon ne pour ñu def benn comité de dialogue social léegi ñu nekk di ko liggéey mais xam nga université yi presque 5 lañu 5 bu ci nekk ak situation bu ci nekk ak population dialogue social dundee da ngay jël rek
def ñëpp ñu niroo wala ñu bokk composition bu nekk da nga koy adapté ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci périmètre bi nga xam ne foofu ngay doxee donc bu Cheikh Anta Diop mun na uteeg bu Ziguinchor mun na uteeg bu Bambey mu uteeg bu Kaolack donc noonu la ñuy liggéeyee mais bii Saint-Louis amee dañoo dem foofu mais terewul fi mu nekk nii ministre bi sensibiliser nañ ko pour ñu gën a gaaw samp loolu de telle sorte que duñu am problème ci université yëpp. jërëjëf Innocence Ntap Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi lay sant man tamit di ci wuyu bi moom mooy présidente au conseil dialogue social ñuy waxtaanee kon jokkalante yi diggante liggéeykat yi seen i njaatige wala boog sax nag ak gouvernement bi 1er mai di ëllëg moom mooy sabab gi si wéy ci xibaar yi ba léegi wax ci ña yeewoo ca quartier Montagne Nord ca Louga dañoo mer bay futu ndax lu ëppoo ñaar fukki at am na benn diwaan foofu lañ nekk ay boroomi kër ñu doon xaar ñu jox leen seeni pàkk jamono ji dañoo nekk di ko dagg ngir jox ko ñeneen ñu ne du ca dal noppi nañu kon ngir xeex ko Ismaïla Ba lañ ciy déglu kenn ci ñoom ci micro Pape Fall. ndax foo nekk fanweeri at ba am fa jabar am fa doom am fa sët yaa gën a yelloo fu mu toll nii nag balaa ñu ko jox keneen daañu si def lu ñu mën ba ñu teel ñu mais comme que ñoo ngi koy bor na dëkk jaay kat nit mun na fa dikk comme que ñoo ngi ñëw dëkk sàcc dëkk jox ñeneen kay kon nit mun na fi dikk kon dañoo bëgg rek wax yéen da ngeen koy jóge fii lu gën a leer mooy caakaan jëluñu fi ndax su fekkoon kenn waru fee dëkk xam nañ kenn waru fi dëkk kon dañuy dem mais comme que nit war na fi dëkk nag nañ ñu jox fii ñoo gën a yella ñoo ko defal ba ñëpp bëgg ko. kayit bi Aminata Mbengue jamono Aminata Mbengue lañ ñu ko joxoon ñu Moustapha Diop ñëw rempalé ko ñu wax ni dem leen fay maire ñu dem fay maire bi ñu fay maire ba tey ndax ñu ngi toog ñëw fii di sàcc kër yi di jaay loolu daal mooy ñu métti fu ñu toll nii ndax loolu la ñu bëgg a laasi message balaa dara di xew fekk ñëpp yëg nañ ko ndax leneen mun na ci judd xam nga kuy xëy fekk ñuy bor na sa kër soo ko fekkee foofu mun nga def leneen ku ci ñu fi mën a dimbali nag fii ba ci Macky Sall mooy kii Moustapha Diop ba ci Thierno Basir ñoo ngi leen di ñaan dimbal balaa dara di xew dañoo bëgg fekk ñoom jégg nañu loolu ndax fu ñu toll nii ñu sonn nañu. ñu wutali ji ca bët gànnaaru réew ma rawatina ca Waalo ambassadeur bu États-Unis fii ci Sénégal di Tulinabo Mushingi demoon na fa waxtaan ak producteurs yi ñoom nag ñu ne noppi nañu ngir door liggéey bi lu ëpp daanaka 3 junni ci ay hectares la ñu defar ba noppi ngir ji ca waaye am na ay jafe-jafe yu leen la jël lu ci mel ni ay picc ñëw di lekk seen i pepp yenn saay bu ñoree wala buy waaj ñor foofule ambassadeur bi ne dina def kéem kàttanam ngir gunge leen reportage Ousseynou Diop Habib Seck. ci daxajal ceeb bi nga xamante ni moom la doon lancé ca càggar koppar yéen ci war a dugal toll ci $200 ci ay dollars foofee nag la baykat yi nekk ca càggar jama roso sulul ronk daal di yëkkati ci kàddu jàpp ni at bu jot téeméeri junni ci ay tonnes ci padit daal nañ koy bay ci zone bile mu toll ci fukki junni ak juróom ci ay hectares tax sax ñu ñaan ay yoon yu baax ngir ñu gën a mën a ñoŋal seen liggéey. ci nga xamee ni nit ñi dañuy sonn bay kii pression bi ñëw yàq ko kon ñu ngi ñaan état bi mu fexe bay jëlool daal mu def comme fonction état la mu def ci lu maximum possible beneen bi itam yoon yi baaxul suñu mënoon am yoon boo xamee ne diggante Ross Sénégal bay ba ngay àgg jama ñu goudronné ko. délégation bu Dagana xayma 3 junni hectares yoo xamante ni at bu jot dañ ko emblavé ci département bile contre saison sèche chaude bi nag 2 weer moo tee ñu góob ñuy rafetlu état bi liggéey yi nga xamante ni def na ko. côté bu rëy tey fi mu nekk rek ñu ngi si 33000 hectares déjà yoo xam ne si contre saison chaude bi bay nañ ko mais loolu lu ñu ko may mooy programme bi nga xam ne état teg na ko à travers donc le PSE le plan Sénégal émergent mu am benn pàcc bu am solo bu ñu tuddee le programme national du Henri. ambassadeur bu États-Unis sax jàpp ni Sénégal daañ ko gën a gunge ngir taxawu liggéey bi mu amal ci wàllu mbay mi ngir ñii di baykat yi néew doole ñu gën leen mën a jàppale. jàppale producteurs yi pour que ñi nga xam ni seen doole seen loxo jotul seen gannaaw ñu mën leen jàppale ba ñu mën atteindre donc seen objectif ci mbay. accès à des financements. baykat yi nekk ci Sénégal réewum États-Unis dañ leen jàppale wutal leen ay engrais yu baax waaye tamit jàppale leen ci wàllu jiw loolu nag daan ci boole itam formation ndax formation bi mooy tax li ñu bëgg ñu mën ko am. meilleure qualité. projet bu nu mel $250 junni ci dollars lañ ci dugal mëbët bi mooy baykat yi nga xamante ni bëgg nañu te amuñu doole ñu mën leen jàppale rawatina ci région bu Saint-Louis. jafe-jafe yam ca Casamance kàddu yu Salif Sadio samedi bale weesu wéy di jur coow ba léegi déggoon ngeen ay tuuma yu mu teg ci plateforme bi ëmb jigéen ñi xeex ngir jàmm dellu si waat fa ñoom nag nee na ñu gisuñu kenn ku leen gën a yellool ngir ñu wax ci loolee di ci dox di ci def ñu déglu ci Ndeye Marie Thiam moom moo jiite plateforme ba ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang. ñun ñooy organisation bu ñu tuddee plateforme des femmes pour la paix en Casamance.
organisation boobu ñi ko tëral mooy d'abord Kabonketor ak Ousoforal ñu oo ci organisation de femmes Casamance yëpp ñu ñëw bokk ci résolution du conflit en Casamance mooy loolu mooy suñu taxawaay suñu position wu jigéen nga xam ne sax day soo ko seetee ci tradition wu Casamance jigéen dafa am wàll ci defaru toogaayu dëkk yi ci résolution du conflit aussi bien ci biir famille comme ci biir dëkkuwaay yi donc jigéenu Casamance yàgg nañu ci loolu di liggéey ci loolu bi conflit bi commencé aussi ba ñépp xam conflit Casamance jigéen ñi continuer di def seen liggéey boobu kon nag ñun bu dee am nañu suñu tradition may nañu loolu ñu dellu ci résolution 1325 ñëw appuyer ñu ci li ñuy def ñu kon nag am na lu ñu dooleel nun en tant que femme en tant que mère en tant que casamançaise mais également en tant que citoyenne sénégalaise ñu war a dox taxaw pour que ñu régler le conflit en Casamance moo tax du ñu ci tàggu kenn ñun dañuy assumer suñu position rôle bi ñu war a jouer pour que jàmm dellu ci biir Casamance. ñu wax leneen fii ci Sénégal dañ fiy faral di nemmeeku ni ci école yi daanaka lu jege ñaari junni kon ci ay xale ñoom ñooy jël ëmb ci école loolee li ko waral lu ci bëri mooy ñàkk am ay xibaar ci naka la ñu war a doxalee ñoom ndaw ñooñu le ba tax na Parole aux jeunes benn association la profito ci festival de jazz bi ngir ñaax waajur yi ak tamit ndaw ñi naka la ñu war a doxalee ci loolu dañ ciy déglu Sayer Ndiaye bokk kon ci association bi ci micro Ousseynou Diop. aussi dañuy ñëw pour informer jeunes yi wax leen différentes plateformes yi ñu am pour que ñoom ñu mën a accéder facilement à l'information qu'ils ont besoin cette information bu ñu soxla surtout si wàllum santé de la reproduction parce que dañu seetlu léegi que jeunes yi dañuy am problème parfois dañuy soxla yenn information yi si mbirum santé de la reproduction du ñu am fu ñu ko waxee. dafa am tabu bu ci nekk de sorte que duñ ci mën waxtaan ak seen parents yi entre xarit lañ ciy waxtaanee te entre xarit amuñu assez d'information. dañ daan gis cours EVF da daan am dans les écoles mais souvent booy xool léegi écoles yu bëri dañ naan la amatu fi donc loolu mën na nekk cause lu waral xëy na grossesse précoce yi bëri au niveau des écoles de même que aussi booy ils n'ont pas assez d'information les jeunes n'ont pas assez d'information parents yi duñu waxtaan ak ñoom. xëy na prof yi leen di jàngale aussi am nañu benn limite pour mën a discuter ak ñoom sur certains sujets donc de sorte que booy dañuy dem di aventure wu sur yu nga xam te ni xamuñu sax les conséquences donc boo xool looloo tax souvent à chaque fois nous on va vers les écoles à travers une activité que nous avons bu tuddee School Tour. màggal julli géej gi bu atum ren ji ñu ngi koy waajal dina am ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre comité d'organisation bi amal benn séminaire ngir gën ci waxtaan Cheikh Mactar Diouf moom moo jiite comité boobule ay kàddoom Pape Fall moo ko taataan. ñu yàlla mayee ñu mën fee tasewaat ren pour waajal loolu ñuy wax màggalu julli géej gi ndax dafa doon loo xam ne lu am solo la ci ñun. ndax sëñ Touba Xaadimu Rasuul sëñ Muntaxa moo ñu ko dénk looloo tax ñun fu ñu toll ñoo ngi xool nu ñu mën a yokkee yëf yi pour li may wax toujours ñu mën a gën a dem ca kaw rek ndax liggéey bi sëñ Muntaxa moo ñu ko jox te mi ñuy suivre mi ñuy xool bis bu ne di laaj fu ñu toll donc du yëf bu ndaw donc moo tax ñu ci yëf suñu kémt lay kattan yàlla nag mooy àggale mooy mottali waaye ñun li ñu mën ñëpp dañ ko ciy def pour mën a jëmale yëf yi ca kaw a kaw a kaw a kaw maanaam naal yi mën naa wax ne naal yi rëy na jéggi na dayu ndax xam ngeen ne sëñ Muntaxa yoonu murit ñu doon ay chantier la ñun loolu murit loolu la baaxoo murit dafa baaxoo di am ay chantier di liggéey yoonu murit gis nañ chantier bii nag chantier yu mag yi la bokk ndax woote baatu yàlla yëkkati baatu yàlla ca kaw la yooyu amul chantier bu ko gën a rëy sëñ Muntaxa sas ñu ko kon nag naal yi mooy gën a defar lépp rek lépp baax te lépp jëm kaw julli géej gi dem ca kaw àdduna bépp xam ko. tàggat
tàggat yaram football ca Europe ak Ligue des champions dellu si waat ci programme bi tey jilee mardi kon Tottenham dina dalal Ajax bu Amsterdam niki ëllëg FC Barcelone ak Liverpool ñoom ñooy tase ñu bëri jàpp nag ni ay match yu rëy la yu ñuy xaar ci ñaari journée yooyu le beneen discipline mu di basketball commune bu Yoff am benn terrain bu bees tàq mu di ab xibaar bu neex ci Ligue de Dakar bi yëngatu ci wàllum basketball ngir doxal seeni activité jàpp nañ nag ni wala boog ñuy xaar yeneen communes yi def lu ni mel Cheikh Sadibou Diarra Amadou Ba. basketball bu Ndakaaru am na jumtukaay bu bees commune bu Yoff moo tabax terrain bu bees yeneen di si nar a topp. délocalisé nañ fi tey ñaari match championnat démb ak tey muy loo xamante ne vraiment day taaral Yoff si wàllu basket. lu ñu def tey nag fii si terrain bi moom la ñuy pare def fële Nord Foire bu ngeen gisee maquette bi nekk suñu gannaaw maquette Nord Foire la bu ngeen donc xaaree peut-être ñetti weer si kanam bu ngeen fa delloo di ngeen gis ne vraiment réhabilité nañ ko rénové nañ ko loolu lañ namm def à la cité Djily Mbaye fële si booru cimetière yi moom la ñu bëgg a def à la cité Biagui à l'aéroport moom la ñu bëgg a def à Ouest Foire fexe ba foo taxaw si Yoff rek nga fekk fa benn terrain basket parce que xam nañ ne performance sportive pour mu am ci localité il faut que mu amee infrastructure. ñiy yëngu ci basket rawatina ligue bu Dakar wane ci mbégte lool. lii dafa nekk loo xam ni lu ñu xaw a manqué la fii ci Dakar souvent dañu am difficulté organiser suñu ay match donc suñu amee terrain bu ñu mel dafay yokk rek pratique bu basket fii ci Dakar. ci perspective bu JOJ 2022 parce que JOJ 2022 duñu jouer basket 5 contre 5 mais basket 3 contre 3 nañu jouer et que loolu Sénégal nekk ci retard mu ne day taxawal ay terrain ci biir quartier yi nga xam ne xale yi dinañ mën a quand même foowee basket jàng basket bi nga xam ne fii ak ay at dinañ mën a développer davantage basket 3 contre 3 donc loolu yëpp lu muy tax aussi mooy que club yi gën a delloo seen base affective gën a jege population yi gën a jege gone yi et que loolu dina tax suba stade Marius Ndiaye bi nga xam dañuy jouer ay match yoo xam du bari nit bu boobaa ni den dellu si waa di seetaan ci match. su moyoo Jeux olympiques bii ñu jagleel gone yi si atum 2022 deuxième division bi bëri club yu Ndakaaru dafa am championnat bu gudd léegi yitte woo ko bu baax. jërëjëf léegi dañuy dalal Alaaji Assane Gueye ci li yéenekaay yi xëyee tey. observateur xëyee càkkuteefu procureur ci Mbour démb ci sëñ Cheikh Béthio Thioune maanaam ñu tëj ko giirab dundam teg loxo alalam jàppalu ko fu mu mën a ne yéeni kaay bu groupe Futurs Médias ne ndaw lu rëy su àttekat bi toppee procureur source a nekkoo kon kay xew wi di cant mooy jeex ci Sénégal ak nag ak ñàkk ci sëñ bi ndax le quotidien xamal nanu ne aji kalaame yi 3 milliards la ñu sàkku ci moom de ndàmpaay kenn ci avocat aji kalaame yooyee maître Khassimou Touré ci direct info di tontu kenn ci soxna Cheikh Béthio Thioune mi ne woon sëñ Cheikh Béthio Thioune mooy sëñ Touba mu ne ko loolee moom ñàkk war ma dëgg la jëme ci yoonu murit maître Khassimou Touré lu jëm nag ci njaaxum gi nuy attee ca ñu defoon ko ca Medinatul Salaam ne ñi def jëf ji ci ndigal lañu ko defee mu ngay sàkku li kiliyaanam 3 milliards ndàmpaay ci ñu tëj gërëb dund ñi def ñaawteef woowee ci enquête kàdduy procureur yu su jàlloo di sàkku ci cheikh bi mu jébbal boppam yoon ndax jàpp na ne bu fekkee ni yoon da koo tegab daan du mën a def ab appel bu nu ko attee contumace maanaam ci lu mu teewul moom procureur ñu fekki kàddoom ci Les Échos lu jëm ci dossier wér-gu-yaramu sëñ Cheikh Béthio Thioune joxu ko genn nag solo gëmu ko ndax daa jàpp ne sëñ bi dafa daw ca nag looloo tax mu sàkku mandat d'arrêt international Le Soleil naka ay naatangoom fësale nataal moom sëñ Cheikh Béthio Thioune ak tëjug giir ak dund ak li nga xamante ni mooy tegug loxo alalam gi koy yot su dee attekat bi topp na procureur wàllu politique observateur wax ci président Macky Sall mi mu gis ne jox nay garantie ay député ci seen lël bi ñu doon amal ngir waajal plénière samedi gi ngir ndindim poste premier ministre du Sénégal ci la leen yabali ndaw xamal leen ni muy question écrite ya question orale question d'actualité yi naka noonu lépp day des dañu koy wéyal sàkku na ci ñoom bu keroogee samedi ñu xàccandoor dóorandoo waxee genn kàddu gi ngir loi bi jàll ñoom député yu Benno Bokk Yaakaar nag source aané seen ndaje mi tàngoon na lool ndax ñu ne Farba Ngom dara bàyyilu ko fa Moustapha Diakhaté jiite woon di jamono groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar moom Farba Ngom ba tey ñenn ci naata Ngom député nag daal di woon ñaawlu li mu boolewul ci wax ji élégance ak it ñu ne nam doon def hors sujet maanaam di wax ci loo xamante ni du woon leen indi ca ndaje ma Moustapha Cissé Lo moom ba tey ak source a lam fa wax mooy nit day xam suur naa lu ko mooy dañuy yëlëb sa loxo ci bool bi mu ngi xamle moom Moustapha Cissé Lo ne ci njeextalu mandaam di bu mujj
mujj ci la ne woote geneen ngir député yeneen Sénégal nag ñu ngi ko jàppoon décembre 2019 waaye ci les Échos premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne mu ngi cee xam le ni 2024 la ñu am yéene yóbbu ko fa yooyee élection te dinañ ko def ne proposition ñoom majorité gi bu keroogee dialogue national bi démb la ko xamle ci ndaje ngi wecc kon teg waxtaan ak député yi fare nguur gi lu jëm ci poste premier ministre nag ci Sénégal Alioune Tine moom ci Vox Populi dafa gis ne li nga xamante ni mooy pouvoir ngir poste boobee mu ngi ko ñàkk bi fi Moustapha Niasse jógee ak Idrissa Seck leneen lu Alioune Tine waxtaane ak Vox Populi mooy méthode di doxalinu président Macky Sall moom dafa gis ne réew mi wees na jamono yi kenn di tëju rek ci bureau génne lii lay def lii moo gën ci askan wi waxtaan yi ngir yeesal charte réew mi jàpp na ne waree su la yam rek ci wàllu joxantey nguur ci li nga xamante ni mooy paasante lenge wala it xool nguur googeeg diiram ak yeneen waaye lu nu gën a war a waxtaane mooy poste président ci boppam ak nes koy gunge ba mu bañu tàggoog sagoom fii ci Afrique jéey yu bari mu ne président yu daanaka yàlla moo nu jural jéey kon nees di fexe ba li nga xamante ni mooy humanisme wet ak nite gi dikkaat ba ñu bañ a daal di naagu bañ nguur gi doon drog ci ñoom président Macky Sall moom ak i farandoom organiser élection yeeg na mu tëddee les Échos def ni Idrissa Seck ak coalition bi ñu àndaloon ci yooyu élection dinañ ca génne tey livre blanc dib téere bu ñu tënk nanu gisee doxalin weeg organiser gi laas ne mbooti Macky Sall yi kay lañ bëgg a génne sénégalais yi fare bitim réew ana lu ca dal ñenn ñi ba ñuy doxalee nenn ni yéenekaay bi di réew mi xëy xamal ñu ne ci Afrique du Sud benn doomu Sénégal moo fa dog bopp coro bu mu doon àndal dib tubaab ba noppi jël nag néew ba dugal ci frigo ci Italie beneen doomu Sénégal bu fa mitital bu baax ab soxna yegg ca kawam ba noppi faat ka Gambie gi beneen doomu Sénégal bu ñu fa teg loxo moo ci xaritam gambien fekk ci ñoom téeméer ak juróom fukki kilo yamba ca biir Kama ci yooyu jamono nag sénégalais yi jàmbaare lool di dóor waar ca bitim réew ku ci mel ni ki nu la Soleil yeggee Luc André Diouf jox nekk député ca Espagne ca moo ne de ci njëlbeen ku amuloon ni kayit la foofee ca tugal ñu jeexale sport géeg lambi keroog géeg waxtaan wu yaatu dox diggante observateur ak Garga Mbossé ginnaaw ndamam ci kanamu Moussa Ndoye moom Garga Mbossé dafa jàpp ne keroog ci lamb ji Moussa noppiwul woon ngir bagaar. jërëjëf Alaaji Assane Gueye sant leen yéen itam yéen yandoon nag ñun ci xibaar yi bu 19h30 jotee incha allah rédaction bi dina fi ñëw eggee leen yeneen i xibaar di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.